juróom-ñaari waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane sax ak li ñuy doore di li ñuy duppee dialogue politique loolu nag mënees nañu wax ne door nañ ko tey ci Ndakaaru ci diggante ñi ngànk nguur gi ak ñi feeti ci kuje gi rawatina itam ñi yëngu ci wàllu politique ak waa société civile loolu nag jot nañu sumb rek li ñuy duppee terme de référence maanaam li ñu fas yéene dëxëñ rek ngir waxtaan ci liñ ci ñaawlu sax wala sax kooke di Aly Ngouille Ndiaye di jawriñ bi ñu denk ministère intérieur mu ne nag faw way politique yi bàyyi li ñu duppee chaise vide maanaam saa yu ñu leen woowee ngir ñu waxtaan ci liy demale suñu démocratie kanam ñu bañ fa teew Alhassane Ba teewoon na fa tey àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. mu mel ni dialogue politique bi door na ab avant projet bu jëm nag ci poñ yi ñu war a waxtaanee moom la ñu jébbal tey ji acteurs politiques yi fi teew. ay mbir yi nga xam ne nag soxal na leen lool ñu war ko waxtaanee liñ ci sàkku mooy fexe ba déggoo am ci seen biir ci lu jëm ci processus électoral bi. acteurs yëpp ne leen bëgg nañ bu ñuy waxtaan ñu wax lii waaye yamul fii kenn ku nekk ci yéen bu amee lu mu ci bëgg a yokk wala lu mu ci bëgg dindi mën na ko ci dindi bu ñu dajewaatee nag ñu xool naka la ñuy waxtaan naka la ñuy waxtaanee lan la ñuy waxtaanee ak kan mooy jiitu waxtaan bi. pôle yi nga xam ne nag nar nañ ko former am nañu lu toll ci benn ci ay bés ngir fexe nag ba jébbal seeni proposition naka noonu moom Aly Ngouille Ndiaye mu sàkku ci acteurs yi ñu teew ngir fexe joxe seen xalaat mu mel ni sax tontu la andi ci communiqué bu parti démocratique sénégalais. danañ xaar parce que maa ko nekk ba léegi li ñuy wax le front de résistance ñett am na ñu wax ci seen tur muy Souran Decroix ak keneen Dieng. te ci front bi nee nañ juróom fukki parti leen ak lu topp te jàpp naa it parti Idrissa Seck mu ngi foofu kon mënuma wax ne teewuñ ñoom dañoo décider ne nañ yebal ñetti nit wax leen li ñu bëgg a wax kon ñëw nañ. élection locale yi ñu fas yéene ko amal benn fan ci weerub décembre gi ñu dëgmal ministre mi yor wàllum biir réew mi gis ne temps bi may na leen ngir ñu fexe respecter date boobu ñu jàpp. waaw mën nañ ko amal actuellement le 1er décembre comme mën nañ ko toxal bu ci acteurs yi d'accord mais actuellement mën nañ ko amal mais acteurs yi ñooy xool comme boole nañ ko ci waxtaan bi xool lu ñuy décider ci élection locale yi parce que nag élection aussi dafa métti à tous les niveaux xam ngeen ci dara fu nekk ngeen di daw ñun fu nekk la ñuy daw. acteurs yu bëri nag teew ci ndajeb mi ni mel ku nekk ci ñoom wax bëgg-bëggam ak ni mu gisee ni waxtaan yi noonu la ñu war a tëddee ministre bi nag ne ubbeeku na naka noonu ñoom ñëpp ñuy sàkku ñu amal ay waxtaan yu dëggu. Alhassane Ba dañuy desandi ak dialogue politique boobu ak waa parti démocratique sénégalais ñu ne nag noppiwuñu ngir dugal seen loxo ci yooyu la waxtaan li ko waral nag nee nañ ki nga xamante ne rek mooy Aly Ngouille Ndiaye war a ko jiite leneen lu ñu yëkkati mooy fexe ba kii di Karim Meïssa Wade mën a dellu fii ci réew mi ak itam ñu mën a teggi loxo kii di Khalifa Ababacar Sall dañuy teewlu ci loolu président Cheikh Tidiane Seck moo jiite fédération nationale des cadres libéraux ci micro Fatou Bintou Konté. xam nga waxtaan moom ñaar ñoo koy seq te balaa ñuy waxtaan aussi dañuy xam lan la ñuy waxtaanee waxtaaj lan la ñuy waxtaanee ak bu ñu paree ci waxtaan bi fan la jëm donc ñun ñu yàgg a woote pour waxtaan PDS moom ku ko xam-xam ne ci waxtaan lañ ko sose mu ngi ci charte yi nga xam ne ñoo tënk PDS que PDS buy gouverner day ànd ak yeneen forces yi gouverner bu nekkee opposition aussi day waxtaan ak ñi nekk ci nguur gi pour gouverner. mais malheureusement président Macky Sall bi mu jëlee nguur gi ba léegi te waxtaan moom bokkul ci ay démarches am tey mu ngi woote waxtaan ñu ne ko d'accord nañ ci waxtaan bi encore une fois le PDS est d'accord pour aller au dialogue mais lan la ñuy dialogue mënuñu dialoguer Khalifa Sall nekk prison Karim Wade ñu koy gën a sonal di ko chantage même dialogue bi nekk benn genre chantage ba pare ñu wax ne processus électoral bi toujours dañu mos a wax ne dañ ci war a waxtaan bon nanguwuñ ci waxtaan andi parrainage. def li nga xam ne moo ko arrangé ba lépp jeex ba mu faluwaat soog a wax ne nañu waxtaan mais bu doon waxtaan bi dëgg la ci moom mais du ñu dem assemblée nationale forcé supprimer poste premier ministre ak li mu làmb yépp ba pare soog a waxtaan. ministre Aly Ngouille Ndiaye ne tey am na mbetteel bi mu gisee ci yenn ci presse yi ñu ne nag dañu yokk ay ndombal tànkam wala sax dañu gën a dooleel loolu nag mu ne dara mu ci li ci am kay mooy saa yu ko neexee wala sax saa yu ko soxla mun na. liggéey rek ak waa gendarmerie nationale ndax loolee yoon moo ko may ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. maanaam li ñuy wax man tey suba sax dama ko découvrir tey suba dama xëy xaw a jaaxle man ne soxna si wax man
depuis ce matin maa ngi gis ay messages yu may yónnee di wax félicitation lu xew te yëguma ko après nag ki la am ku ne ma mais demal xool ci internet bi du ma tudd site bi ma gis ma dem gis ko ci xaw ma fu mu jógee ma di leen waxal rek ne du lu bees c'est-à-dire que en matière de police administrative ministre intérieur mën na mobiliser gendarmerie du lu bees man bi mu ñëwee 2017 déjà ci sama mission ci la nekkoon c'est-à-dire que ci ñaari mission yi ma jot lenn moo ci changé mooy date bi ak numéro décret li ci des yëpp dara changé bi président yokk lu ma dindi lu ma dara par rapport ak 2017 te it loolu avant may ñëw foofu it que ma fa jiitu amoon na loolu que ko fa jiitu amoon na loolu que ko fa jiitu amoon na loolu moo fi mas a am du lu bees donc bu ñu jàpp ne am na pouvoir bu yokk ak yokkut fii président Macky Sall la ma joxoon 2017 ba léegi la ma joxaat entre autres organiser l'élection yi. del si wax ci mbiru Khalifa Ababacar Sall nekkoon fi meeru Ndakaaru ñi nag ay ñooñam la ñu jóg rek booloo ci benn kuréel ñoom li ñu bëgg mooy fexe ba ñu génne ko ci kaso bi loolu ñu fas yéene ko jaarale ci li ñu duppee pétition maanaam laaj sénégalais yi ku ko soob rek nga jox fi sa signature ñi nekk ci réew mi ak itam ci biti réew ñu ngi leen di bàyyi xel su ko defee seen mébét boobee mun a antu Aïssatou Gueye Ba àndoon ceeg Pape Sangone Mbaye. Parti socialiste ak Front Citoyen taxaw temb ngir dakkal tëj bi nga xamante ne moom la ñu def kii di Khalifa Sall ngir loolee ñu am rek ab xeex bu ñu jot a tàmbali. parce que combat bi nekkatul combat Khalifa si la combat citoyen yi la parce que Khalifa Ababacar Sall bi muy nekk maire citoyen yëpp la woon programme yi mu defaloon Dakar pour Dakar yëpp la woon programme yi mu fi indi woon ba Africité yi ba tey jii ni 2022 bi ñu war a def JO yëpp moo jaayoon drapeau Sénégal ñu ne jot na ñu jóg wax ak sénégalais parce que lee à l'école doomu sénégalais yeeg doomu ak njabootu waa kër Macky Sall ñoo ko daan jëriñoo. ñoom ñee nag di woo sénégalais yëpp ñu bokk ci signature pétition yooyu lee. non pétition bi moom déjà bañ ko tàmbalee sax lancé idée bi rek sur le plan international toutes les organisations yu nekk Europe ak yu nekk Amérique répondre nañ présent di xaar affaire bi électronique au niveau national ce mémorandum danañ ko jël yóbbul ko citoyens yi pour wax leen ni Khalifa Sall mi depuis 83 bi muy nekk député Macky Sall xamuñu ne woon ndax inscrit nañ ko wala inscrit wuñ ko école bi muy nekk maire xamuñu ne woon ndax am na ndombo tànk bu nu paree ci loolu dañ koy jébbal le président de la république ne ko citoyens yi nga foqati seen nguur te ñu nangul la légitimement yaay suñu président ñu jox la ko ne la citoyens yi nee nañu nga bàyyi Khalifa Ababacar Sall parce que mënoo ko téye foofu ngir calcul politique mënoo ko téye foofu ngir ambition yi amoon pour ville de Dakar mënoo ko téye foofu c'est parce que dafa la doon gêner yaayam daf ko soxla tey bëtu yaay ci doom dafa fort. Front Citoyen ak xalifiste yi di woo rek ñi nga xamante ne moo di opposition ñu daal di boycotter dialogue politique bi président de la république woote. Aïssatou Gueye Ba ñu wax ci syndicalisme ak ñi ñu duppee G7 di kuréel boo xamante ne rek dafa boole syndicat yu am doole fii ci réew mi ñoom nag bokk na ci li leen métti kaddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati woon ci bés bi ñu doon nangu rek li nga xam ne mooy cahier de doléance ci feetu 1er mai la woon mu ne nag njort na ne yokk salaire moom duñ ko mës a xalaat loolu nag gis na ne bokkul ci lay jëmale liggéey kanam ba tax na rek ñee na sumb nañ li nga xam ne mooy marche nationale ngir yëglu bu ko defee rek ñu xool yan coppite lañ mën a indi ci boobule fànn dañ ci déglu Abdoulaye Ndonde bokk rek ci G7 ci micro Fatou Bintou Konté. liñ daan xaar ci président bi mooy mu dajalewaat ñu ñëpp ne ñu man kat maa digge woon ak yéen lii waaye sama koom lii ak lii ak lii ñun tamit ñu wax suñu xalaat waaye mbetteel la ñu am kersa ak gàcca parce que daanaka daf ñoo detteel ndax kenn mës sa gis si mim réew fu ñuy recevoir des travailleurs yi nga xam ne ndooy fàttali naka sama nattangoo bi fàttali naka sànq bisub bànneex la war a nekk bisub mbégte si liggéeykat yi mais nga jàkkaarloog ñoom wax leen wax ju mel noonu loolu dañu jàpp ne mooy daf ñoo doyadel li ñu namm mooy lan jaamaarloo ak président fexe ba koom bi nga xam ne moom la réew mi am maanaam mu nekk loo xam ne dañ koy bañ a pàccoo waaye ñu pencoo ko ba yemale ñëpp. dinañ dem si benn marche loolu jeexital li ñuy def la mais njëlbeen gi mooy dem seeti képp koo xam ne war nañ la seeti képp koo xam ne lii nga xam ne ñun moo ñu tax a jug yitteel na la ñu ànd doon benn pas-pas doon benn say.
jóge fii dem ba ca Mbaan di dëkk bu nekk ca diwaanu Saint-Louis ñooñu nag ne jot nañu taxaw leen li ko waral feebar bi ñu duppee bilharziose dafa sonal ñu bëri ci askan wa ba tax ñu ñuy sàkk rek ay jàppale rawatina ñu tabaxal leen ay këru fajukaay yoo xam ne rek dina leen mën a jàppale ci seeni ay tawat. leneen lu ñuy sàkku tamit mooy ñu tabaxal leen ay yoon bu ko defee dem beeg dikk bi gën a yomb foofu. extrait de naissance am ko foofu tamit metti na ndax foofu ñu dem ba ci diwaanu Richard Toll maanaam daw juróom fukki kilomètre ngir am li ni mel. Ousseynou Diop, Habib Seck. Mbaan ñeenti junni doomu aadama ñoo fi yeewoo fii nag ay jafe-jafe yu mag la ñuy dund bokk na ci wàllu yoon bi rawatina ci seen diggante Kër Momar Sarr toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay kilomètres ñaar fukk ak ñeenti village yi nekk fii nag nee na ñu jafe-jafe yi ñuy dund tax na seen doom yi léegi ñu ngay nooraani ca Mauritanie. bii nga xam ni mooy dix bi nga xam ni rang-rang la bu jógee Richard Toll ba Kër Momar Sarr di juróom-ñaar fukki kilomètres ak juróom-ñeent te ñaar fukki village ak ñeent ne ci kaw tëli bi te lépp lu ñuy bay ci tëli bii lay jaar nu am jafe-jafe ndax yoon wu bon. beneen jafe-jafe itam boo xamante ni jamono jile ñoo ngi koy dund bokk na ci wàllu wér-gu-yaram ndaxte nee nañu feebaru bilharziose bi daf fi bare ci dëkk bi. jafe-jafe wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram ndox mi moo indi wér-a-digi te ndox mi dañ say sangu ji bilharziose bi bare na fi te bu ñu ñëwee élèves yi rek la ñoo jox wacca mag ñi te ñëpp am bilharziose. ci Mbaan am fi kayitu juddu dafa jafe ngir nga def ko force nga def juróom fukki ci kilomètre dem ba Richard Toll. état civil bi dafa war dëkk fii ci biir Mbaan comme nun gis nga bâtiment yi boo ko rombee tabax nañu ko Macky Sall fi jaaroon ñu commencé ko tabax ba tabax yi taxaw na nii gars yi nañu dem nañu woori parce que élèves yëpp ñu ngi bëgg a jàng mais mënuñu jot seen kayit. beneen jafe-jafe boo xamante ni askan wi ñu ngi koy dund jëm na ci wàllu mbay mi ñu ni la ñu bëgg mooy ay chambre froide ngir soble bi nga xamante ni jamono jile mi ngi yàqu ci tool yi ñu am fuñ ko rënk ndax du am benn jafe-jafe. soble bi ñu doon wane léegi dañu bëgg état bi taxaw tabaxal nu ay chambre de foie yoo xam ne yii bu soble bi ñoree nu mën ko ci denc ba soble bi du yàqu. Mbaan nag askan wi ñu ngay ñaan Macky Sall mu daal leen di àddu ci seen i jafe-jafe yu ni mel ndaxte nee na ñu dëkk bi jamono jile dañu tàyyi sonn te nañuy defale yeneen dëkk yi war nañ ko gestoo dëkku Mbaan bile. Ousseynou Diop ñu del si fii ci Ndakaaru wax ci équipe nationale bu taekwondo góor ñi noot nag ñoo xamante nag ñoo war a dem foofee ca Manchester ca Angleterre ngir teewee championnat du monde yi ñu fa bëgg a amal ñoom nag nee nañ noppi nañ ngir fexe ba Sénégal jële fa ay médailles ndax waajal nañ compétition bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra ci njàngat bi àndoon ceeg Ababacar Camara. gëm-gëm at mbébét gu baax la équipe nationale bu Sénégal bu taekwondo di demee ci championnat yi ñuy dajale réewu àdduna bi yëpp ca Manchester. gëm nañ loolu gëm nañ ko bu baax que préparé wu nañ bu baax donc lu ñu dese juste mooy dem appliquer li ñu jàng ak suñu préparation et tout. comme on dit ragal yëpp yàlla la donc nañ dem donc def le maximum. comité bi moo nekk sama première participation pour championnat du monde malgré que ni nekk naa champion d'Afrique en 2018. donc loo xam ne Sénégal mos ko am muy médaille d'or champion du monde pour le taekwondo donc je compte bien le faire incha allah te gëm naa ni sax loolu dafay am parce que nit ki moom booy nekk di def dara da ngay nangoo à chaque fois di relever des défis te accepté naa relever des défis nangu naa ko aussi donc gëm naa ni dinañ ko def gëm naa ni dinaa ko def gëm naa ni sama morom dinañ ko def incha allah. ci gaynde yi lépp yëmb na su fekkee ne ay bés rek moo des. ci compétition bi. préparation bi bu commencé aussi yàgg na ñaari weer ci ginnaaw boobu jàpp ñett bon commencé nañ fii ñu ngi doon entraîner ñu ngi doon def le maximum bon bi ñu demee ba yegg si fii maintenant dafa nekkoon loo xam ne rek bon mooy dernière yi nga xam ne ñuy mujjantal xam nga defaraat jekk-jekkalaat yooyu daal ñi nga xam ne bon mënut a ñàkk ci équipe ak di leen préparer psychologiquement bon loolu daal lañ newoon fi nekk nii def nañ ko te bon pare nañ ci te am nañ yaakaar ne vraiment buñ demee dinañ ci génn bu soobee yàlla. ca Manchester Sénégal jàpp na ni dara du fa yomb bokk ci juróomi réew yi raw mooy yéeneem. champion du monde yi dafa nekk compétition boo xam ne moom may mujjee avant Jeux olympiques yi di ñëw donc ñi fa fay dajee mooy compétiteurs yi gën a mag ñëpp fa la ñuy dajee waaye ku ci nekk nag da ngay indi say feem say mën-mën kii ba fexe ba génn ci quoi ñu tam yaakaar naa ni am na loo xam ne aussi ñu ngi ko denc te bu jëlee bu soobee yàlla dañ def tout daal pour mun ci génn. équipe nationale bu Sénégal bu taekwondo dina dem ci Angleterre aljuma bi jongante yi moom ñu ngi ko jàpp fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai bi. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñeena la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal ndogg bu neex buñ ci noppee nag Chérif Diop dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan ci ngeen jëf.